mbokki Sénégal mbokki bitim réew xéewal ñëw na ci askan wi de soxna na fi Fallou Fall mu sëñ Abdou Karim Mbacké andil na leen nag ay produits yu mucc ay produits yoo xam ne xéewale na ci askan wi savon miracle bi nga xam ne day faj siti waaye sama kéemaan gi geneen kéemaan a ngi noonu muy kéemaan goo xam ne ci karaw képp koo xam sa karaw day mooy mi rot am na pommade boo xam ne boo ko ci diwoo rek tàggoog moom pommade miracle boo xam ne képp koo xam da nga am yaram boo ko diwoo di nga wàññeeku ak sirop miracle boo xam ne traitement rognon lay def li nga xam ne mooy drépano pommade miracle boo xam ne mante lañ ko defaree pour lan pour ñi nga xam dañoo am nerf sciatique ñi nga xam dañoo am rhumatisme wala ñi nga xam ne dañoo am fatiguement général ak frotté boo xam ne pour sportif yi ak pompe miracle boo xam ne day faj réew loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indil muy xéewal gi ñu andi réew mi kon yéen yëpp dem leen seeti soxna na fi Fallou Fall fa la nga xam ne ca golf la su ko defee seen aajo faj di leen nuyuwaat bu baax di leen ziare ñu ñëwaat fii kër Lac de Guiers numéro 2 toog ak nga xamante ne moom mooy Azou lépp li nga xamante ne moom mooy kàddu boo xamante ne Lac de Guiers daf ko war a génne yaakaar naa ne ci moom lay jaar wala boog moom moo yoral kàddoom ñu fas yéene waxtaan ak moom mu ni day andi ay leeral par rapport ak li nga xamante ne moom moo xaw dimanche ak sortie yi nga xamante ne yéen nit ñi def nañ ko dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre le tv.com yëpp fekk fi nag ak Ahmed ak ki nga xamante ne moom mooy Ndeye Seck sama xarit doomu Ndeye Basirou Ka maa ngi lay nuyu di la ziar. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar particulièrement waa Géejawaay ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax asalaamaaleykum. comme ni ma ko waxee rek da nga ne da ngay andi ay leeral ci ban point ngay commencé. par rapport si li may commencé mooy par rapport au combat parce que combat bi boo ko xoolee da ngay gis ne Eumeu Sène ñëwul woon pour bëre non seulement ñëwul woon pour bëre mais c'est un mauvais perdant. pourquoi parce que tout simplement moom habitué des faits la maanaam bis buñ ko daanee mu indi lay Modou Lo daan na ko fi. mu ne man dañoo jël sama ngem waa Pikine dañoo jël sama lii famille baas lii bëri na fekk Balla Gaye ba pare dem bay wax affaire u bàmmeel naan sama bàmmeelu yaay après mu ne maa ngi excusé wu en plus ñëw na lu bëri loo xam ne moom à chaque fois daf koy def te dafa nekk nit koo xam ne da ngay waaru le plus souvent xoolal jote naag Tyson jote naag Ata maanaam am na yeneen yoo xam ne sax man du ma si dugg te bu leen gëstoo bu baax di ngeen xam ne mais moom c'est un mauvais perdant et que dans la vie faut gagner dignement et perdre sportivement bis buñ la gagner da ngay féliciter ki gagner après on passe à autre chose mais boo xoolee nga xool da ngay gis ne kii c'est un mauvais perdant ñaata yoon la fi daan Géejawaay daanul suñu raq Balla Gaye daanul Lac de Guiers mais Lac de Guiers bu ko daanee mu ñëw féliciter ko mais combat bi yépp daf ko reculer man dafa mel na wetu saaku ya Pikine la quoi këram seen wetu kër la foofu rek lay taxaw du def action du def rien du tout loolu dafa nekk loo xam ne sportif waru ko def te en plus maa ngi ko dégg muy wax nul mais Eumeu Sène moo ëpp nul si làmb ji dafa am ñoo xam ne man bu dee ay journaliste sportif sax dan may jaaxal mais Eumeu Sène ñaari nul rek la am. faites vos investigations Eumeu Sène dafa niil ak Mbaye Diouf niil ak Simel Faye ba pare soog a niil ak Lac de Guiers avant muy bëreeg Lac de Guiers premier combat bi am na ñaari nul def leen recherche yi. non Mbaye Diouf Eumeu Sène ko daan. non daan na ko mais ñaari combat lañ bëri. premier combat bi dañoo nul deuxième combat bi la ko daan mais Simel Faye boole ko si. waaw Simel xam naa ne moom moo ko mën a. kon Eumeu Sène avant muy bëreeg premier combat Lac de Guiers am na 2 nuls am décision encore médicale ak Khadim Ndiaye c'est-à-dire que man je me dis que. lu tax ma wax loolu rek mooy dama dégg mu naan nan xool kan mooy match nul moom moo ëpp match nul moom 3 match nul la faites vos recherches c'est-à-dire que dans la vie daal dafa am yoo xam ne daf ko jaru ko munoo fexe ba boole ñoo nit ñi parce que vous êtes un mauvais perdant. est-ce que loolu lay chercher pour mettre leen en mal ak nit ñi. xam nga lu tax imaginez mu ñëw mu ne man dan maa jàpp mystiquement. yow ba ngay daan Balla Gaye est-ce que Balla Gaye wax ne da nga ko jàpp mystiquement 2 fois nga daan Lac de Guiers est-ce que Lac de Guiers wax ne da nga ko jàpp mystiquement nga daan Bombardier nga ñëw tey encore di salteel ay victoire victoire noonu lay demee yow nga am ay mbokk ñu fay la ngay ponkal ñu fay la xaalis bu bëri nga war a dem def li nga war a def nga def li nga war a def stade bi yëpp nga xonkal ko tey ngay ñëw di wax loolu bàyyi explication nga xam ne lii combat bi dafa jeex gagné nan la mais faut perdre quand même faut être sportif loolu mooy li nga xam ne du yoon nekkul loo xam ne lu yoon la te chaque combat am rek da ngay gis ne ay werante lay doon
ba mu bëreeg Modou Lo ba pare ñu gagné ko da doon werante dafa dem ba salteel victoire Modou Lo naan dan ma dóor feeg dan ma dóor si put loolu moo amul sport gis nga sport bu la gagné nan la boo gagné itam nga xam ne gagné ñaata yoon la fi gagné ñu kii ko te combat moom ak Lac de Guiers bu mujj bi nga xam ne dafa daan Lac de Guiers man d'accord uma woon si stade bi laaj leen Lac moo ne ma non Azou nañ ko félicité loolu mooy wan ne moom sportif la te en plus il est courageux dafa ñëw am loxo bi gis nga ni mel mu dem bëre parce que tout simplement nee na bugguma yàq bés bi Eumeu Sène dem ba nga xam ne am na 4 avertissement bu combat bi jeexee Lac de Guiers la ñuy jox victoire Lac de Guiers di ko song muy reculer nan xool ñaata yoon la reculer si combat bi da doon reculer rek non seulement day reculer mais il voulait pas se mettre au milieu chaque fois si wetu saaku yi lay nekk mu mel ne foofu moo gën a jegee Pikine seen kër foofu rek lay nekk et que dafa ñëwoon mu ne moom dafa bëgg contact mais ku bëgg contact ba pare di reculer Lac de Guiers yóbbu na ko ñetti yoon ardo avertissement yu ëpp yëpp Eumeu Sène moom moo ko yor kon Eumeu Sène yow yaa bëriwul te en plus nga génneel ma image yi bëri na ba pare ne staffam waru leen ma woon a téye mënoon ngeen ma bàyyi ma bëri mais ça résume tout kon soyons francs dama bëgg sénégalais yi parfois ñuy waxante dëgg te waxu dëgg bu jotee dañ koy wax Eumeu Sène moo bëriwul parce que nee na staffam ñoo ko empêché ñu bëri kan moo mën a weddi loolu kan moo ko mën a weddi moom moo ko waxal boppam pourquoi parce que Dieu est juste gis nga yàlla dafa juste. xëy na daa bëggoon a song staffam ni ko bul song rek peut-être loolu lay wax. waaw kon ça veut dire que ñoom ñoo yàq combat bi. mais est-ce que moom kese moo war a song. mais déglu ma mais Lac de Guiers 2 boo dooree nit ça veut dire yaa ko fekk si Lac de Guiers 2 dem na ba gagné combat bi ba pare continuer di songu Eumeu Sène di reculer moom dafa ñëwoon rek pour reculer taxaw si saag yi ba ñu dugg si biir géew bi pourquoi nee na day jàppante Lac de Guiers na ko ñëwul si digg géew bi mais mënoon na ñëw si digg géew bi te lii bu ko beneen mbër defoon kenn waxatu ko na franc àddina gis nga sport ñàkk ak gagné ñoo ànd bis bu la gagné da ngay féliciter nit ki mais bis bu ne rek foo defee combat contre Modou Lo que ce soit contre ku ne koo defee combat rek indi explication dañoo jël sama ngemb dan maa jaay mais loolu mooy lan dan maa jàpp mystiquement mais yooyu contre vérité la. est-ce que yow yóbbu leen ko ci pëli waalo yi tam. kaay ma wax la benn affaire ay pëlu comme par exemple moom dañ koo fay xaalisam mu ànd ak ay mboqam. Lac de Guiers ñu fay ko xaalisam mu ànd ak ay mboqam gis nga combat bi physique aspect physique dafa entraîné xoolal ay Mohamed Ali Ndiaye c'est-à-dire que ay professionnels ñoo ko wër kii ko encadré ko si combat bi mu aborder combat bi moom par exemple bu defee si boppam rek dañ ko jàpp mystiquement mooy du ma bëre bu may dem sama kër ne dan ma jàpp mystiquement mais combat bi du ma ko bëre dama koy négocier bëgg a koo jaxaseeg sénégalais yi parce que mais loolu moo fi amul. yow ñëwoo woon pour bëre te et que kenn mënul weddi loolu te kenn mënu ko dindi parce que moom moo ko waxal boppam aveu moo ko waxal boppam moo attaqué staffam kon boog jot na ñu bañ a nax kenn te investigation da ngeen koy def nul yi mu am def leen investigation dem leen ngeen xool journaliste day def investigation booy wax rek doo wax des paroles en l'air nii da ngay def investigation boo defee investigation da nga ko gis moom xanaa moom la ñuy wax match nul moom Lac de Guiers avant muy bëreeg moom match nul na 2 fois ba pare muy wax na bàyyi yooyu mu dem mu defaraatu xam ne la vie continue mu félicité ko Lac de Guiers 2 bi ko Eumeu Sène daanee dafa félicité Eumeu Sène ñun ñu am grandeur waa Géejawaay ñu ne Pikine moo ñu mën parce que daanaan nañu ñu accepté ko mais buñ ko daanee moom it na ko accepté quel est le problème na ko accepté quoi. loolu nga amoon pour Eumeu Sène léegi lan nga am pour keneen. lu ma am si keneen pour. loolu kese nga amoon comme déclaration boobu kese. waaw déclaration boobu je tenais ma wax ko sénégalais yi et que ñu dégg ko noonu xam ne noonu la demee. waaw léegi beneen affaire Lac fekk nañ ko mu tabaxal loxo bi moom am na ñu ne lii yàgg na koo dal comme am ak Batika xaw ma Babacar Diallo la ko daloon ba léegi. au fait mos na ko dal benn yoon mais boobu da ngay gis ne Lac de Guiers il est courageux. combat contre Babacar Diallo daf ko bëre loxo bi damm mu continuer bëre parce que boobu bu ko wanoon arbitre rek dañ koy disqualifier waaw mais après boobu la sa war lépp def nañ ko si te man ak moom ñoo àndoon combat bi itam man ak moom ñoo ànd
ñoo ànd hôpital man ak moom ñoo ànd CTO pour ne pas cacher ku am loo xam ne da nga koy douter mais demal CTO wala nga ne hôpital Idrissa Pouye dem leen ngeen xool. wala ñu ñëw xool ko fi. wala ngeen ñëw ngeen xool ko fi et que ñun amuñu jot boobu quoi amuñu jot di ñëw di wax yoo xam ne kii non ñun doxuñu si yooyu si li ñuy dox mooy fulla ak fayda ak sunu programme bi nga xam ne moom lan am pour atteindre ko mais doxuñu si yooyu waaw si leneen la ñu dox quoi. léegi moom fan la jëm parce que tamit am na ñoo xamante ne tey dañ koy tooñ ci TikTok bi comme ni ko xale yi di defee que ni Lac de Guiers da leen a war a rembourser seen billet ñi naan promoteur bu mu ko tëggaat wax yooyu nu ngeen koy dégg. au fait xam nga dans la vie ku nekk yaa libre nga def say commentaire man du ma wax kenn lu ñaaw mais ñëpp xam nañ ne jour combat boobu quoi qu'on puisse dire Eumeu Sène moo bëreewul bëgg ko boolee Sénégal yi mais ça ne passera pas parce que peut-être am na temps yu bëri yoo xam ne bi ñu daan ànd ak Lac de Guiers xale lan woon mais léegi màgg nañ def nañ 18 ans si làmb am nañ luñ si xam te ku si wax dañ si wax te li ñuy wax dañ koy teg si ay argument teg ko fu leer foo xam ne du ay tappale du ay layam yi nan Eumeu Sène bàyyi layam yi te dem xooli leneen quoi c'est ça programme bi mu am mooy lenn lu simple mooy Lac de Guiers prochain roi des arènes loolu mooy suñ programme dañu bëgg fa mu nekk ma jaaxal de fa mu nekk. c'est-à-dire fa mu nekk ka ko yor instant bi fi ñu toll mi ngi si combat duñ ko perturber duñ wax kenn dara mi ngi si combat ki muy bëreel mi ngi si combat ñun amuñu luñ si kii mais suñu programme bi nga xam ne moom lañ am mooy Lac de Guiers 2 prochain roi des arènes. gis naa ko sax mu bind ko ci kii bi ci loxo bi Lac de Guiers roi des arènes 2021. mooy suñ mébat roi des arènes te. 2021 bii. incha allah mooy suñ mébét bëgg na nekk prochain roi des arènes. léegi bu fekkee Modou moo daan da leen di mayaat kii revanche. waaw non xam nga fi ñu toll nekkuñu foo xam ne dañuy bëgg a wax ci adversaire parce que. non xool Azou man fi mu toll nii yéen ñi jàng communication ku leen di déglu rek fi mu toll nii maanaam du ci génn Modou ak Ama ñoo koy xëccoo su fekkee Modou moo daan ndax da ngeen di jëlaat seen revanche waaye su fekkee Ama moo daan ndax da ngeen di bëre ñaari question la tontu. nan bàyyi ba mu jot bu jotee di ngeen xam naka la ñuy def mais pour l'instant ñoom dañu nekk ci combat dañ leen di bàyyi ñu concentré wu ñu bëri. Lac dina bëre ak Ama Baldé. déggoo li ma la wax. même bu dul couronne léegi ndax dinañ bëre. man fi ma toll leen de laay wax fi ñu toll ñoom dañu nekk ci combat mais nan leen bàyyi. léegi bu combat ba jeexee Ama mu daan wala mu daanu yëpp ndax Lac de Guiers dina bëre ak la. en tout cas bis bu jotee dinañ ci def déclaration te da ngeen ko dégg mais pour l'instant amul kenn ku ñuy perturbé nan leen bàyyi ñu concentré wu seen combat waaw. la kañ lay dem États-Unis yokk cere doole ñaar. waaw xam nga États-Unis bi booy seet Covid bi sax moo ko yàq parce que dafa amoon benn kii bu ñuy wax Washington Day man ak Lac ñoo waroon ànd Washington waaw de passage ñi ngi nuy benn mais ak Covid bi looloo tax demuñu woon mais dafa am ay jours yoo xam ne Casa yi nga xam ne ñi ngi Washington DC ma leen di nuyu ñoom ñëpp prévoir woon nan pour ñun ñu ñëw fa Lac de Guiers ak Balla Gaye pour passer fa quelques semaines pour wane culture casamançaise par rapport à cela mais malheureusement Covid bi moo ko impacté mais xam naa ne incha allah su peu benn dina ko relancer pour ñu dem États-Unis. jërëjëf kontaan naa ci yow. merci beaucoup waa léegi nag maa ngi sant di gërëm waa Figmi yëpp c'est le moment aussi ñu remercier Gaston bu ñu fàtte di remercier promoteur parce que Gaston lu tax ma koy remercier parce que tout simplement depuis CLAF ba moo ñu génnee combat bu ñuy am moo ñu tëggal kon moment la ñu remercier ko. ñu remercier itam sunu maire mooy Aïda Sow Diawara remercier Lat Diop waaw ñu ngi remercier sunu mag muy Malick Gakou waaw ñu ngi koy remercier baax di remercier itam Aliou Sall di remercier le plus souvent itam ñi ngi remercier ministre de la jeunesse mooy Néné Fatoumata Tall mi nga xam ne sunu dëkkandoo la ñu ngi koy ni remercier di nuyu nag sunu yaay muy Aïda Sow Diawara waaw ñu ngi leen di nuyu sant waa Figmi waa Géejawaay cat ba cat waa Sénégal Casamance ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant waa Waalo waa Louga Diourbel Sénégal yëpp waaw ñi Caajaay Mbodiène ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant waaw ñu ngi leen di sant bu baax sant nañ leen gërëm nañ leen waaw te di leen jox rendez-vous suupa
mbokki Sénégal mbokki bitim réew xéewal ñëw na ci askan wi de soxna na fi Fallou Fall mu sëñ Abdou Karim Mbacké andil na leen nag ay produits yu mucc ay produits yoo xam ne xéewale na ci askan wi savon miracle bi nga xam ne day faj siti waaye sama kéemaan gi geneen kéemaan a ngi noonu muy kéemaan goo xam ne ci karaw képp koo xam sa karaw day mooy mi rot am na pommade boo xam ne boo ko ci diwoo rek tàggoog moom pommade miracle boo xam ne képp koo xam da nga am yaram boo ko diwoo di nga wàññeeku ak sirop miracle boo xam ne traitement rognon lay def li nga xam ne mooy drépano pommade miracle boo xam ne mante lañ ko defaree pour lan pour ñi nga xam dañoo am nerf sciatique ñi nga xam dañoo am rhumatisme wala ñi nga xam ne dañoo am fatiguement général ak frotté boo xam ne pour sportif yi ak pompe miracle boo xam ne day faj réew loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indil muy xéewal gi ñu andi réew mi kon yéen yëpp dem leen seeti soxna na fi Fallou Fall fa la nga xam ne ca golf la su ko defee seen aajo faj